mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit ñu leen nuyu bu baax di leen ziara di leen jaajëfal bu baax di am mbégte ak contentement ñu ngeen ñuy suivre fii ci seen chaîne 314 production ñu ànd ak yéen seen émission bi ñuy wax Lasrar comme nañ ko daan defee rek waaye tey dafa am tuuti lu wuute ndax ñu ngi ki boo leen gisee ki ñu fekkoon suñu côté muy Serigne Demba Senghor ci xam-xam bu sell bi ci xam-xam yi nga xamee ni ñëpp a koy bàyyi xel tabaarakallaa mu koy teg ci teguwaayam wax dëgg yàlla di ci dimbali ay nit te seetu ci dara nag waaw ñëpp nawee ko ñëpp di ko jëwee macha allah muy jëw bu rafet ngi ñaan yàlla yàlla na sax yàlla na continuer ci barke yonent bi tey nag ñu indi leen lu bees tàq loo xamee ni fii rek lay amee ci 314 production muy émission boo xamee ni ay saison lañ koy def tabaarakallah dañu ànd ceeg nag Serigne Demba nga xamee ni lu dul dakkati la waaw lu dul dakkati la te nee nañ leen saa su nekk li leen di indil saa su nekk day doon loo xamee ni day wuuteeg li ñeneen ñi di def tabaarakallah te tey Serigne Demba moo ñu yombalal loolu di ko sant bu baax a baax di ko gërëm ci mbir mi tabaarakallah di ngeen gis lu doy waar ndax am na loo xamee ni musul am fenn fii rek la musa amee muy émission Lasrar boo xamee ni saison la waaye ñu koy def nag ay série yoo xamee ni macha allah luy continuer la te du dakk mukk incha allahu rabbi Serigne Demba ñu fas yéene nuyoonteeg yow ziyaaranteeg yow waaye nag sant la bu baax a baax ci li nga ñu defal waaye mën naa ni li nga defal monde entier ndax ñun loo ñu defal rek defe naa ni monde entier nga ko defal ndax ñun ñooñu tax a jóg macha allah ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax. waaw ñu ngi leen di delloo ziar bu bëri waaw di rafetlu seen taxawaay ci ñëw bi ngeen fi ñëw fas yéene dëgmal liggéey te liggéey boobu jublu leen ci dara lu luy dimbale nit ñi luy jàppale nit ñi ak luy yokkute doomu aadama bi waaw maanaam bu ñu ko tënkee foofu rek dañ koy canaliser rek ñu ne yokkute doomu aadama bi waaw ci xam-xam waaw ci xam-xam ci secret ñu fas yéene nag ànd ak 313 314 maa nga naan 313 314 ah si daf may 313 boo am na loo ci xam de lu tax nga njëkk ko tudd non demeewul noonu xam nga nit day juum xam nga doomu aadama day juum waaye 314 laa bëggoon a wax waaw parce que ñu ngeen nekk ay ndaw aussi nag vraiment yu am ambition yoo xam ne ni ngeen jógtee vraiment ça me plaît waaw ni ngeen jógtee neex na ma bon duhul pour dara nag quoi duhul pour dara et puis nekkuñu fi aussi pour ay promotion nekkuñu fi aussi pour yeneen ak yeneen daal liggéey la rek waaw liggéey la te nit ki ci métier bi nga nekk ci liggéey donc man partager mooy suma yëf quoi waaw partager waaw li ñu xam mu tuuti mu intéressé ki mu intéressé kooku dañuy adressé ki nga xam ne intéressé wu la aussi tant pis yaa ngi dégg mais ñi mu amal soxla ñu ko soxla te mënuñu ko am ñooñu la ñuy waxal waaw ñi ko bëgg te mu jafe leen ñun ñooñu la ñuy waxal waaw loolu la ñuy waxal ñu xool naka lañ mën a def ba mu am lu leen mën a jëriñ rek ci xam-xam li des ñu jàll daal mais daal li wér ba wér mooy série la boo xamante ne nii 314 lay xewee waaw 314 lay xewee waaw série la boo xamante ne ku ko raté tamit bon raté nga bagage daal waaw raté nga bagage waaw fii lañ koy xewee dee leen ko xaar donc yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci diaspora bi monde entier ñu ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp bu loolu weesoo dee leen ko xaar parce que njëriñ la rek waaw parce que ñun loolu lañ mën a def pour yéen loolu partager loolu moo ñu fi indi daal partager ak askan bi voilà ku mu intéressé nga jël li la ci intéressé wul nga jàll voilà loolu la ñu wax quoi waaw mais zéro kiraama nag kiraama zéro quoi c'est loolu est-ce que commentaire yi gars yi nañ nangu loolu non parce que à chaque fois loolu sumu bataille la quoi parce que à chaque fois damay wax ne nit ñi nañuy dem ci
sëriñ daara yi. waaw comprendre nga. ñu ànd ak patience à chaque fois dama koy wax ñu jël turu yàlla bi mu nekk lu nga xam ne lu leen di jëriñ la. loo xam ne daf leen di jëriñ. que te njëriñ rek a ci nekk. que muy tey que muy suba ñu bañ a topp magique bi bañ a topp kiraama bi et autres parce que yooyu dafa nekk ay bagages yu nga xamante ne ça ne servira à rien quoi jëriñu dara jëriñu tous. ah kon ñoo ko déggandoo noonu sëñ Demba nag mu ngi nii rek moom defe naa ni direct rek lañ ko xamee ku suivre yi nga xam ne moom lay def nga xam ni moom waxul daraay caaxaan waaye nag jamono ji ñun loolu lañ soxlawuñ ñi nga xam ne dañuy taawi wala leneen ak leneen loolu nañu ko koy santé bu baax di ko gërëmee macha allah comme ni ñu leen ko waxee woon rek saison baa ngi noonu muy saison 1 bii tamit di premier épisode waaye premier épisode bii nii di ngeen gis tamit lu yéeme ndax ñu ngi fas yéene dugg ak moom ci li nga xamee ni moom mooy xam-xam tabaarakallah ñu laaj ko rek sëñ bi xam-xam bi nga xamee ni tey moom la suñu borom dénk nan nga ñu ko mën a tuddalee ban xam-xam la. waaw xam-xam bi moom li ci ëpp li may wax rek mooy ci li ñuy yëngu ci ñaan moom la bambara di wax laturu. moom la bambara di wax laturu. laturu mooy lu ñuy rëdd rek c'est-à-dire que c'est la géomancienne quoi. en français quoi mooy lu nga xam ne dañ koy rëdd. waaw. waaw moom mooy sénégalais yi ñun ñoo koy wax ramli. waaw mooy xam-xam bu nga xam ne yàlla xam-xam bu nga xamante ne yàlla da ko joxoon yonent yàlla Idrissa. waaw. macha allah ah kon mu ngi noonu kon xam-xam bi comme ñun sénégalais nga xamee ni defe naa ni li ñuy dégg ci bambara as tuuti la. tabaarakallah kon ñu ngi tuddee loolu ram la waaw xam-xam boobu lañ fas yéene waxtaanee tey. mu doon suñu premier épisode doon tamit suñu premier série macha allah sëñ bi xam-xamu ram li dafa mel ni moom nga tudd léegi nga ni moom mooy li ñu rëdd. loo xamee ni li ñuy rëdd rek. waaw xam nga lu ñuy rëdd. moom la tubaab di woowee su tubaab di wax la géomancienne mooy maanaam xam-xam bu nga xam ne rek boo xoolee jeu mooy ay bët. massif boo xoolee maanaam pour que nga xool doomu aadama bi. nga xam mooy kan. waaye nga mën a xam aussi lim xamut ci boppam. c'est ça que le français a dit la géomancienne. waaw muy xam-xam bu nga xam ne aussi c'est mathématique. comprendre nga. mathématique waaw mathématique. tey ñu déglu waaw mooy lu nga xamante ne mooy lu wóor mooy lu mathématique. c'est les noms des prophètes. dañ koy rëdd. lu ñuy rëdd la. waaye c'est les noms des prophètes. c'est les 16 maisons des prophètes. d'accord. tu as bien compris. voilà donc loolu. ci la ñuy seet mën a wax nit ki li ko jot nangam. waaw loolu la ñuy jàng aussi pour mën a connaître chaque prophète son arbre. tu comprends nga. yooyu yëpp am na ci. donc chaque maison a son arbre. a son fukki ku ci nekk daal am nga. fukki xar kanam ak juróom-benn yu nga xam ne dafa wuutee ku ci nekk tamit am ay xar kanamu garab yoo xam ne dafa wuutee ku ci nekk tamit am fukk ak juróom-benn xar kanamu sarax yoo xam ne daa wuutee parce que tur yi dañuy déplacé wu ci déplacement boobu noonu. ku ci nekk boo demee sa këru morom am na nu ñu koy saraxalee. moom tur yooyu. maanaam tur bu ci nekk yonent bu ci nekk tey boo doon consulter nit di ko seetal. tur bu ci déplacé wul dem ci beneen kër rek. am na lu mu bëgg a wax lu bokkut ak bu nekkee këram. est-ce que tu comprends. xam naa maanaam ku ci nekk tey bu jógee première maison c'est Youssouf. Bambara ñu koy wax ak Jaafa Almami maanaam comme imam bu ñu war ko ñu koy wax Youssouf est-ce que dégg nga. benn bokk na ci son arbre son premier arbre. et c'est premier arbre bu Youssouf. mais c'est le premier arbre du monde bokk na ci ñu koy wax en bambara ngunje ñu koy wax en wolof ngeer. ngeer waaw
ngeer yi ñuy baxal di naan. waaw mooy ngeer yi ñuy baxal di naan. loolu secret am na ci. waaw. tey yëpp ñu ko mën naan rek ku mën soj rek mën na faj. non ngeer bëri na lu mën a liggéey. waaw bëri na loo xamante ne nii ngeer mën na ko def bëri na. moom ngeer kese noonu moom ngeer kese noonu bu la neexee mën na liggéey lu bëri mais mu ànd ak tur bi tamit am na li mu mën a liggéey. bu ànd ak tur bi dafa am leneen lu muy def. voilà leneen lu muy def te boobu mooy gën a efficace sax moom kese naturel. comprendre nga loolu yëpp c'est le sacrifice de thème. mooy quand tu boo posé thème bi pour seetal nit ki. yooyu yëpp melokaan bi muy ñëwee. ak déplacement bi muy varié ci kër yi ni muy ñëwee soo xoolee en tant que. yow mi am xam-xam boobu noonu tu vas comprendre son sacrifice su dee sarax lay laaj nga wax nit ki sarax bi su boobaa sarax bi tamit nekkul lu ñuy taqale. waaye saraxel lii fii du loolu. du ñuy taqale mu déedéet moom mooy exister sarax. telle couleur telle chose nii lañ koy defee amul dara loo xamante ne nii dañ ko hasard la wala da ngay toog rek di wax ci sa xelu bopp. non c'est pas la connaissance. d'accord loolu ko du xam-xam. d'accord léegi sarax yooyu noonu. moom naka la koy laajee. waaw xam nga comme tey yow mi nga xam ne da ngay jëfandikoo xam-xamu ramli. yow mi ciy yëngu. bon tey mën naa composer un thème. pour xool sa problème bi may seetloo wala ma xool ci sa vie autre li ma neex ci yow. d'accord wala jafe-jafe bi nga nekk su ma gisee loolu. soo fekkente ne da nga bëgg am lu nga xam ne da koy saafara. su boobaa thème bi moom ngay xool. ok waaw ça dépend sur le thème la façon que façade bi mu ñëwee ci thème bi. ngay xool. d'accord su boobaa soo xoolee loolu yow mi ko xam laa la wax. forcément da ngay xam ak kër diw lii jafe-jafe mu ngi fii temps jafe-jafe mu ngi fii. waaye jafe-jafe bi force tu vois da ngay gis li nga xam ne soo fa demee quand boo defee nangam ak nangam et loolu dafay deñ. d'accord. nit ki dafa feebar nga consulter tur bi. mais da ngay gis jafe-jafe bi. soit que dafa yore rab. soit que moo xam li ñuy woowee ay jinne ay rab tout ça c'est le sorte de satanique. est-ce que comprendre nga. mais su boobaa moom mi la tegtal ne diw dafa am jàngoro bii jafe-jafe mooy lii. su boobaa moom mi la di la woon ne la am na jafe-jafe bii. forcé da ngay gis li nga xam ne moom moo koy saafara ba nag. nekkul looy toog nii rek boo naan ay ci xalaat di wax sa xalaat. déedéet non du loolu bu boobaa nekkatul xam-xam. mais force yow mi seet ba xam ne diw li ko jàpp te wér na loolu moo nekk. li la ko woon force mu woon la solution. d'accord solution boobu noonu nag moo fi teg sëriñ si. loolu c'est ça loolu moo tax ñu naan sëriñ. ki joxe solution. parce que yow mi xool xam-xam bi ba xam bilal wala autre lii moo ko jot. war nga xam pexe bi nga war a def noonu te pexe boobu noonu tur yi les noms du thème. moom moo lay xool naka la ñëwee fii diw bu nekkee fii feeñ fële wala lee feeñ fële. nangam nga war a saraxe su ñëwee fii def nii wala mu am melokaan bële lii nga war a joxe. loolu mooy waral su fekkente ne. ñu la mu fekkente ne ginaar la ñu ne la ginaar la. ginaar bi telle couleur la ñu ne la telle couleur bi sax dafay dépendre ci tur bi. oui parce que les noms dafa am tur yuy wax jigéen am tur yuy wax ci góor am yuy wax ku xees ku ñuul ku gàtt il parle jusqu'à sur les noms. oui. moom tur yooyu. man ram di rek laay seetee te mosuma ci wax nit doo xam ne dafay dëñ. mosoo yëngu ci leneen ram li kese. ram di rek kiraama yi ngay gis ak lépp yu bëri ñu di ko liggéey mën naa ko def sax ci ram bi et ça passe. te man pour man ram li moom mënul matale bépp nit ki soxlaam nekkul am na yoo xam ram li mënu ko matale. non mais yooyu wax la rek. mais c'est la connaissance c'est les noms des prophètes. sëriñ si lu ñuy yëngu. lu ñuy ñaan. ci tur yu baax yi rek. yàlla yonent bi. les noms des prophètes. dañ ko faj ci àll ay waxi yàlla yi le Coran
bu weesoo loolu noonu nga ñëw. soo ñëwee ci alxuraan da ngay xam garab ci ramdi tu maîtrises les arbres aussi les plantes daf lay permettre nga xam garab yi. waaw garab bi lii lay def maanaam tur bi li ci gën a garaaw mooy tur yi sax am na nu muy ñëwee ñu ne la bilaal bi kat dafa am jafe-jafe nangam. boo xoolee garab bi da ngay xool turu yonenti boobu ban garab mooy garabam. jàngoro ba su fekkee da nga ko loo bëgg a génne la. moo xam xob bi nga war a ut. moo xam xas bi nga war a ut. moo xam reen bi nga war a uti. tout ça demande maîtrise c'est-à-dire que il faudrait que sénégalais yi ñu am yeewu tuuti comprendre que on n'est pas là. pour se défiler ou bien autre chose. yàgg naa ko wax sumay émission quoi. mais quand tu parles il y a beaucoup de gens nit ñu bëri dañuy yaakaar c'est autre et autre c'est pas ça le cas on n'est pas là pour ça. voilà c'est-à-dire que buñ partagé wul. dañuy dee ñu bàyyi ko fi. comprendre li ma wax. c'est-à-dire que buñ partagé wul. man damay yendu du ma fanaan yàlla rek moo xam yow da ngay yendu da ngay fanaan yàlla rek moo xam mais activité bi nga def fii mu jaral la pour ñu partager. luy jëriñ. xam nga fi mu ne nii ñu ngi koy def xam nga yaakaaruñ ci kenn dara. dëgg la et pourtant ñu ngi lekk ñu ngi naan ñu ngi sant yàlla. est-ce que comprendre nga. mais jëf bii ngay jëf génne ko ab ilaa yawmi diin du den. waaw nit ñi jëriñu ci. et loolu fayu yàlla la fayu yàlla moo gën bu nit. dëgg la parce que nit ñi ku leen di xaar duñ la fay. dëgg la da ngay def émission nii sax nit tiré jël utiliser jëriñu romb la. il s'en fiche. parce que man bu ma déggee ni ngay waxee nii. oui tey mën naa ni yenn borom xam-xam yi tey dañuy ñàkk ndax am na yoo xam ne boo ko waxee nit mën na ko defal boppam te gars yi ñoom dañuy bëgg nit ñi ñëw. waaw xam nga ba tey partagé dañ ne la. métier boo mën a nekk. mën nga ci force wërsëg waaye mën nga ci jaamu yàlla. dëgg la wér. et lu may yàqal suma métier. am na ñoo xam ne sax dañ koy critiquer naan waaw xam-xam secret yi ñuy joxe noonu. man gëwuma loolu. secret bu génnutoon ñoom duñ ci jot te buñ ci jotutoon du ngeen doon ay sëriñ du ngeen wuyoo sax sëriñ. waaw te ñi leen jox ñoom xam-xam yooyu. et joxuñ leen lépp. fii kilifa boo fi gis am na lu mu réserver ay njabootam. wallaahi azim. joxe day am fu muy yem. ba ci alal amul kuy toog fii jël sa réunir sa compte banque yëpp tasaare ko ci mbedd mi toog amut. lu nit ñàkk xam-xam xam nga loolu. te fii ku la fi jàngal xam-xam wala mu enseigner la rek. am na ñaar yum garde yum la dul jox. waaw. la yow bu la joxutoon noo koy jotee. mais lu ndaw li nga xam ne xam nañ ko nag sañ nañoo partager la population sénégalaise. loolu du ñu wàññi dara su dee loolu moo may wàññi ma xam ne du ma am. parce que je le fais tant que maa ngi dund je le fais. waaw parce que ak 314 fi mu ne nii. vraiment dama bëgg. pare pour liggéey ak ñoom. pare pour liggéey ak ñoom. parce que quelque chose boo xam ne suma souhait la man daf ma neex. et je le fais. oui. dëgg la ah lii daw ci réew mi nag xam nañu ko. waaw loolu damay dig nga koy wax lu bëri. waaw parce que dama coof rek liy daw ci réew mi dafa bari. parce que soo gisee ma ne liy daw ci réew mi dafa bari. da ngay gis ay télévision yu bari yoo xamante ne njëriñ day nekk ci askan bi ñu war koo génne te duñ ko génne. yamale ko ci seen bopp. non yamale wuñ ko ci seen bopp sax parce que soo gisee li waral loolu. mooy yenn certaines ñi ñuy wooyee ay maara yu mag te fekk ay faux personnes lañ. et ñoom ñoo bëgg a tëj buntu ndaw yooyu parce que li ndaw ñi di def arrangé tu leen. par exemple. lan mooy ndeyu émission 1 million. ah waaw gars yi dañoo mel niveau bi rek suñu bët nee nañ xam nañ loo xamee ni. mon frère. non ñoom du xam-xam commercial la ñuy def maanaam jaay seen bopp. defuñu li ñuy def ngir yàlla. play for God amul foofu. mais politique daf ci laxasu. politique bu metti moo fi am mooy daw ci loolu. mooy yenn télévision yëpp yeneen may seetaan. télévision yi ci bari fii ci Sénégal tout grande télévision yëpp yenn maara yi benn système ngeen la ñuy def système bi ñuy def mooy benn clan la. oui mais c'est la vérité benn clan la buy daw fii ci Sénégal
boo xam ne ñoom yenn maaraa yi nga xam ne am nañ yenn doole yi nga xam ne yéen ndaw ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci ñaan te am fii ñaata ndaw ñoo fi nekk jàng xam-xam bu wóor da ngaa gis télévision wane leen. mais est-ce que ñooñu am nañu moyenu dem taxaw ci télé yi mais buñ ko amul it am nañu xam-xam boo xam ne mën nañoo jëriñ Sénégal mën ñoo jëriñ ñëpp mais mën nañu partager. waaw léegi lan mooy njëriñu média. ndimbal moo ci war a jiitu. waaw léegi ndimbal boobu noonu léegi télévision yi yenn journalistes yu mag yi nekk ci les grandes télé yëpp ay complices ngeen. man maa wax loolu ce sont des complices. mais pourquoi benn sëriñ ñëw toog war a toog télé nga wane ko benn 30 minutes muy fay 1 million te yow dëkkandoo yi nekk fii soxla ceeb bu ñu dundee mënuñu ko am. mais loolu comprendre nañ système bi la. parce que jeunes yi nga xam ne boo daan laajaan 400000 wala 300000 ñu débrouiller ko jox la ko. et dañu bëgg a tëj seeni tunnel ba kenn dootu leen waneeti. il fallait que yéen ndaw ñi ngeen di ndaw ñi yëngatu ci xam-xam ngeen dem ak seen xel ak seen xalaat. waaw parce que loolu moo fi am. ñooñu noonu. liy jëriñ société bi ak population bi taxul leen a jóg. oui liy lor askan bi ak di lekk seen alal ak di leen sonal loolu moo leen tax a jóg ku waxul loolu waxoo dëgg mais bien sûr. boo gisee ni ñuy waxee wala ni ñuy jëfee da ngay jàpp nit ñi. kan dimbali jaamu yàlla. waaw loolu lañ jàng c'est des mathématiciens c'est des pragmaticiens ay calculateurs yu bon lañ parce que ñu toog dañuy xayma natt seen bopp seen intérêt la ñuy natt pas intérêt askan bi waaw. nuñ la mën a yëkkatee ba nit ñi gëm la indil la seen xaalis nga lekk ko ci loolu la ñuy dox. waaw yow yaa gën a tey waaw da nga bëgg wax bu gudd nii rek mais xam nga loolu. li nga wax nii boobu. mais c'est la vérité mais loolu moo am Sénégal parce que loolu léegi xale yu ndaw yi gën a yore xam-xam di ko teg ci yoon. parce que certains ñu ci bëri ñu ñuy woowee ay grands marabouts fii Sénégal ñu leen koy woowee dañoo échoué. dañoo échoué. parce que seen première pas c'est foiré. tey laay dégg moom mos a dégg. waaw maanaam seen première pas su ma nee dafa foiré mooy. dañ ne bërëb di tegal nit ñi askan bi ay jinne lañ yor ay rab lañ yor di teg ay faux miracle ci kaw télé yi di def naka sudut noonu di wane yu bari ci télé yi di gëmloo askanu Sénégal ay jinne lañ yor yu kenn xamul mais vidéo yi ñu ngi fi. oui vidéo yi ñu doon naxee nit ñi démb bërki démb yooyu mu ngi fi dañu ko fi. damaa yor ci ay preuve. non mais loolu il se traîne partout ñaata sëriñ ñoo fi taxaw di def yu kenn xamul ay caaxaan ay fen rek. ay jinne di mbuboo jinne yi bu yomal xëyaamee jinne yi dinañ am ak yéen affaire de. parce que ay mbindaa foonu yàlla lañ. waaw te mala bi sax bu doonee tooñu la yàqalu la dara danga ko war a bàyyi. nit day maangu. waaw jinne yi borom jinne yi tout ça c'est faux. à certaines marabout mosuñu gis sax jinne xamuñ sax luy jinne dañuy wax nii rek. waaye léegi première étape boobu dañ ko échoué moo tax léegi xam nañ ne dañoo foiré dañoo échoué. léegi nag koom-koom la ñuy bëgg a demee. ak wàññeeku aussi di jox nit ñi ay tegtal naan leen def leen lii xamoon ngeen tegtal yi lu tax waxu leen ko woon. avant xamoon ngeen secret yi pourquoi bi ngeen jógee waxu leen loolu askan wi. joxe leen lu baax wane leen lu baax terewul di ngeen liggéey li ci seen wërsëg ngeen jël ko et lii moo fi nekk ku waxul loolu da ngay wax lu la neex rek waaw. certains journalistes yu ci bari nekk ci télévision yi fu ñu mën a amee seen ceeb bu tooy rek loolu moo leen intéressé leneen lu dul loolu intéressé wu leen. ñoo raw politiciens yi. lu leer laa lay wax. dama ne la dañoo yem politiciens yi di wax rek mais journalistes yi ma gis ci télévision yi mag yi nii.
non ñu ci bëri ce sont des ñoo raw sax arnaqueur man faalewuma leen lijjantiwuma leen sax wallahi azim parce que société bu ndaw bi war a jóg dañu nekk di leen accaparer pour tëj leen pour tëj seeni buntu mais loolu mënuñu ko il peut pas le faire nit ñi laay wax bu ñu dof dañ dem ci sëriñ daara yi ñu ñaanal leen ñu ànd ak patience ñu am gëm-gëm boobu su dul loolu li ma gis ci média yi yu mag yi télé yu mag yi ma gis nii ñoo raw dóorkat lu seen poos yi feesee rek lañ soxla loolu rek la ñuy lijjanti mais nag yéen ñi nga xam ne ay ndaw ngeen góorgóorlu am pas-pas ba ñu bokk ci loolu parce que mission début mission dafa am solo dafa am solo trop c'est très important. oui. voilà ñoo ko déggandoo noonu gis ngeen sëñ bi fi nga xamee ni foofu la génneeg ñun wax dëgg yàlla muy sensibiliser ñi nga xamee ñoom ñooy ndaw ñi ak ñi nga xam ne ñooy sénégalais yi pour ñu gën a bàyyi seen xel seen bopp pour dóorkat yi nga xamee ne tey ñoo nekk ci réew mi lëmbe ko ñu moytu leen bu baax a baax a baax a baax moom nag loolu yàgg na ci du tey ndax saa su nekk rek jeunes yi lay waxal loolu tamit ñu ngi ko ci sant bu baax a baax di ko ci gërëm wax dëgg yàlla moom da lay jox xam-xam ba pare yee la te loolu dafa jafe ci mim réew ñu ngi ko koy santee nag bu baax a baax fii rek lay amee ci seen chaîne 314 production seen émission bi nga xam ne moom mooy Lasrar bu leen fàtte di abonné bu leen fàtte tamit di aimer bu leen fàtte di partager li nga xam ne ni tey moom lañ leen di indil saa su nekk ñi ciy ànd ak seen Demba wax dëgg yàlla ku dégg ni mu waxee xam ni émission bi nekkul émission bu waaw yéen a gën a xam waaw kon nag sëñ bi ñu ñëw ak yow ci xam-xam bi nag parce que sànq am na lu ma dégg wax nga wax yéeme ba pare ci lu wax ji dama ci dégg commencement bi mooy calcul parce que nee nga xam-xam bi presque calcul la calcul boobu noonu lañ bëggoon nga jox ñu ay tuuti exemple rek yoo xam ne pour nit ñi mën a comprendre parce que xam-xam moom calcul la moom defe naa ni ñu koy dégg bëriwul de. waaw bon xam nga comme tey par exemple. léeg-léeg nga gis ay doomu aadama yoo xam ne dañuy nekk ci jafe-jafe. te bëri na léegi Sénégal léegi gis koo xam ne dafay nekk ci situation ba dootul am yaakaar. dëgg la léeg-léeg nga gis koo xamante ne ay mbiram dafay difficile. wala bu nekk ci problème boo xam ne dina ci ragal ay kaso dina ci ragal ñaawteef yu bëri. ba mu yaakaar ne daal comme da nga dem ba dugg ci biir kàmb. ba te amatoo espoir. pour génn ci. benn ci tur mën na ñoo bind comme lu mel ni boo defee benn point defaat beneen def beneen defaat beneen def beneen nii. xam nga léegi boo xoolee ça. à laturu Ramdi ñu ngi koy wooyee Ayoba. Ayoba. oui secteur yi. oui ça c'est le nom de Ayoba. voilà foo gisee maanaam ñaar benn ci digg bi c'est Ayoba te ki nga xam ne xam na Ramdi. su ma ko ledee nii moom soxlawul yow nga di ko wax moom boo xoolee dina xam ne c'est le nom de Ayoba. est-ce que comprendre nga. waaw comprendre benn. li nga xamante ne ñun dinañ ko jox askan bi ñu koy baaxee pour ñëpp. waaw c'est une recherche boo xamante ne dañ ko def ci àll ba indil leen ko nag. waaw maa ngi koy jox nag képp ku nga xam ne soxal na la. képp ku mu soxal. waaw képp ku mu soxal. et maa ngi la koy baaxee que yow mi nga xam ne nga nekk ci jafe-jafe nekk ci ay situation et maa ngi la koy baaxee. et liñ ci joxe comme tegtal nag liñ ci mën a joxe comme tegtal njëriñ bari na waaye dinañ leen ci jox quelque su ko defee ñu jàll ak yéen ci yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen. et pour mu voilà pour mu mën a yaatu. yaa bien compris. de ki nga xamante ne nag moom dafa nekk ci situation wala mu nekk ci ay difficulté ba ragal ci maanaam ku ko yóbbu ci yoon wala tëj wala yu kenn xamul te gor bu nekk gor nga. te gor su amul dafay
dafay léeg-léeg mën nga am nga jafe-jafe. te amuloo koppar yow mën a demee ci sëriñ pour ñu ñaanal la. et tu vas essayer incha allah taala j'espère que tu vas trouver un bon résultat. waaw ni ñu koy defee nag mooy. da ngay jënd sondel. sondel waaw boo dee benn barre de sondel. un bougie. si tu as compris. soo utee benn sondel bu weex bu mag. Ayoba il a combien de pieds? 1 2 3 4 5 6 7. su boobaa comme 7 la. da ngay jël sa bic nga jël sondel bi. sondel bu mag quoi da ngay ut sondel bu mag. soo ko utee nga ut bic maanaam comme ni ngeen koy gisee nii. noonu ngeen koy bindee ci kaw sondel bi. maanaam 7 yu mel nii. moom laa laan la ne du lu ñuy taqale. du lu ñuy programmer. voilà donc 1 2 3 4 5 6 7. mais comme 7 pieds la am. yow tur bi ni mu mel nii da nga koy fexe nga bind ko ci kaw yaramu sondel bi 7 fois. 7 fois waaw soo ko bindee 7 fois. léegi liggéey ba fu muy doon bu guddi jotee booy tëdd. nga koy bind. booy tëdd nga koy bind. ci guddi gi. mu leer nga ne dootoo génnaat dootoo dem fenn. et puis boo ko bindee ba pare il faut bien écouter maanaam soo ko bindee ba pare. da ngay tëdd sa biir néeg. da ngay summeeku ba set wecc. summeeku laa wax da ngay summeeku yaramu nen tenue nul. su boobaa nga tëj sa buntu. nga fay sa lampe maanaam lampe bi waratul tàkk. lumière boobu waratul tàkk. soo ko bindee ba pare 7 fois ci sondel bi. ba nga summeeku yaramu nen nga door a teg sondel bi nga taal ko moom kese muy tàkk ak yow ci biir néeg bi. ba bët set soo yeewoo da ngay fekk mu jeex. incha allah taala jafe-jafe boo mënoon a nekk. ci at moomu laa la wax ci at moomu ba at bi dellu si. incha allah taala jafe-jafe boo mënoon nekk yàlla suñu borom dina la ci génne. loolu rek. doo jat doo. non non amul jat amul jat. ban jat looy jat. da ngay wérd rek. ni nga ko gisee nii. noonu lay demee. noonu nga koy bindee ci sondel bi. 7 fois. après boo paree 7 fois yi. da ngay sumeeku yaramu nen. nga fay lamp yi lépp. nga taal ko ci sa biir néeg soo ko taalee ci sa biir néeg. nga tëju yow kese ci sa néeg ba bër set. incha allah taala dama ne la. loo doon tiit wala mu nekkoon loo ragal yàlla suñu borom dina ci génne miracle am dina la ci génne. waaw c'est un petit recette rek bu ñu leen indil. waaw mu ngi noonu. waaw 314 Pro loolu la leen sëñ Demba Senghor indil. gis ngeen exemple baa ngi noonu bàyyi leen ko xel te ngeen essayé ko waaw moom nag teg na ko fu wóor waaye nag laxa sunu borom nee na incha allahu rabbi kon mu ngi noonu léegi sëñ bi am na tur boo joxe woon. Ayoba. léegi daal lii daal képp ku ko gis rek amul kii Ayoba la. non ku xam li doo ko laajte. wut sondel bi daal rëdd ci lii rek. waaw daal di taal ne lu mu boo yeewoo rek aajo yi incha allah dina fay. mais c'est très facile. et pour nga ñu xoolee ko noonu ñu xamee ko noonu. incha allah taala ñu ñëw ak yéen ci beneen affaire. ñu ñëw ak yéen ci beneen affaire. am na solo de. ñu ñëw ak yéen ci Jaafa Almaami. waaw kii la bambara di wax Jaafa Almaami wolof yi ñu di ko wax Yusufa soo gisee ñu indil la ko aussi ñu pour waxtaan ak yéen. ci Youssouf benn tur la bu nga xam ne ça peut faire beaucoup de choses. waaw yow mi nga xamante ne ni da ngay yaakaar muy tas. wala koo xam ne dañ lay dig dara et doo ci jot. wala koo xam ne lu la nit dig rek. li ci ëpp doole yëpp. doo ci jot. wala bagage yu am solo yi la war a jëriñ ci sa àdduna day foire à chaque fois.
wala foo liggéey mu yàqu. ay wax bu am solo. tu vas prendre Youssouf maanaam benn ñaar benn. il a combien de pieds? 5. il a 5 tu vas les écrire. 3, 5. ça fait 500. 555. tu l'as écrit 555. Comme ça. comme ça. 550. mu utal sa aliwo wala papier. nga wut sa big feutre rek nga tracé ci ni mu ko bindee nii. benn ñaar benn. soo ko bindee nii. ci papier 555 nga xooj ko ci ndox. soo ko xoojee ci ndox ba bind bi wàcc. nga jël ngeer. ngeer. waaw su boobaa ngeer yi tamit du lu ñuy tâtonner. da nga ut benn ñaar ñett ñeent juróom da nga juróomi takk ngeer. juróomi takk waaye nga dem ci pharmacie traditionnelle. nga jënd juróomi takk. soo jëndee juróomi takk nga ut benn marmet. nga ut marmet nga def ci saafara bi nga jël juróomi takk yëpp nga dugal ko ci nga préparé ko ba mu ñor. lu garaaw laa lay wax nii nag c'est-à-dire que soo ko préparé ba mu ñor. sangat bi sax nekkut ne boo ay sangu ko benn fan ñaari fan déedéet daa war a tënku ci xam-xam. waaw maanaam. ay juróomi takku ngeer la am parce que il a 5 pieds. 5 pieds. tu vas le laver aussi 5 jours. 5 jours. waaw tu vas le laver 5 jours. boo ko sangoo 5 jours. mais boo koy sangoo doo ko tëb. waaw. day tegloo. day tegloo. mon frère. loolu boo ko préparé nga sangoo ko pendant 5 jours. da ngay gis il va couper tous les yaakaar bu tas bu doon nekk ci yow da ngay gis da koy couper. affaire yi commencé ñëw. wallahi azim day couper ça coupe. ah. loolu moom. xaw ma na dégg nga ma laaj. c'est-à-dire que day couper laa la wax. bu fekkonte ne nit nga bu nga xam ne da ngay yaakaar muy tas. wallahi azim yar suñu borom dana la dimbale ba loo yaakaarati la ci ëpp doole di nga ko jot. naa ne jafewul. ah mais soo ko xamul. waaw comme def bi kay laa mun kay. mais def bi dañ leen di indil c'est-à-dire que lu yomb rek. te facile ku nekk mën ko defal sa bopp. parce que indiluñ leen lu compliqué quoi. parce que raison pour laquelle ñu génnee tableau bi. et pour won leen et pour lu yomb ci yéen te mën leen jëriñ. boo ñu mënee bamtuwaatal lii tuuti. maanaam képp ku nga xam ne. foo liggéey te ñaari fan ñu dàq la. wa ilaa que loolu la nit wax ne dina la ko jox bu subaa doo ci jot. am na ñu mel noonu ah. am na ñoo xam ne fi mu toll nii lépp luñ leen dig duñ ci bàyyi xel. parce que daf leen di leer ne leen duñ ci jot. ñu def examen. waaw yaakaar bu tas. yaakaar bu tas mais ci biir yaakaar bu tas boobu noonu. bu la dalee. wala li mu lay dal di bëri. après da nga koy jël nga bind ko 555 sous forme de saafara. soo ko bindee sous forme de saafara. nga ut juróomi takku ngeer. soo utee juróomi takku ngeer nga boole ko saafara bi nga togg ko ba mu ñor nga sangoo ko juróomi fan. quand tu le fais dama ne la jafe-jafe boobu noonu yàlla dina la ciy dimbale day deñ. sëñ bi man dama naan gis am ñoom dañuy def benn mbir ba pare naan boo ci amul ndigal du fonctionner. am sëñ ñu koy kii dalaate de. non boo ci amul ndigal du fonctionner boo ci amul ndigal du fonctionner. mais ñun loolu moo tax ñuy joxe ndigal. ndigal bi. su dee loolu la. joxe li ñu jox xam-xam la foo nañu ko dañu koo pratiquer. jox naa ci ndigal képp ku nga xam ne da nga ko itteewoo jox nañ la ko pour yow la. boo ko defee yal na ci yàlla def barke. loolu moom mooy xanaa mooy mbir mi yàpp na ko. waaw mais c'est ça. macha allah mu ngi noonu joxewaat nañ beneen boo xamee ne xam-xam la waaye duñ ne dafa yomb waaye yomb naa jëfandikoo. tabaarakallah lii yëpp sëñ bi indil leen ko waaye defal ko Sénégalais yëpp nag ngir la jafe woon la metti woon mu tegal leen ko seen kanam ngir jaamu yàlla yi nga xamee ne tey seen loxo jotu seen ginnaaw
amaana ñu ngi bëgg a dem pour faj benn mbir wala ñu ngi bëgg a dem pour def lu dara pour seen yaram ñoom ñu mën a avancer ci kanam te koom-koom bi mayu leen ko sëñ bi defal leen loo xamee ni da ngay toog sa biir néeg doo dem fu sori doo dugg oto doo def dara tabaarakallah da ngay ñëw rek def ko mu wékk ko nag ci sunu borom comme na mu ko daan defee kon nag yal na yàlla def lépp di tawfiix képp ku ko def yàlla nañ ci gis njëriñ ci am nañ ci yaakaar nag ndax moom du waxantu macha allah sëñ bi bii de defe naa ne moom mooy deuxième bi dañ koy kii ba beneen épisode muy deuxième bi incha allahu rabbi ñu àndi ci yéen ak sëñ Demba